ñi ñaa ngi wax naan facture yokk na non facture yokkul de maanaam prix yu bees yi à partir du mois de décembre lay doon kon yokk amagul donc foofu tam Woyofal bi tam dañuy wax naan yokk am na mais yokk amagul ñu ci bari sax nee nañ yokk bi commencé na bu yàgg te yokk amul. jàpp naa ne nit am na droit manifester mais dem di manifester ay pour dem ay palais yooyu pour man loolu provocation la. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante yéen a faral di seetaan seen bi di Albourakh TV te ñuy dikkaat ak yéen ci beneen vidéo dossier analyse d'actualité tey dañuy waxtaanee jafe-jafe askan wi ci wàllu dund ginnaaw bi nguuru Macky Sall yokkee ciment bi yokku carburant bi yokku courant bi tey dañuy waxtaanee askan wi ak ñi leen di jàmbatal seeni soxla. population bu Sénégal sonn nañ foo laal day métti boo laalee wàllu jàng bi dafay métti faju gi dund bi location bi courant bi mën nañ ñi Sénégal jamono yi toll nii lépp seer lépp jafe. population bu Sénégal nag ñoo ngi yuuxu di woote wàllu def jàngat di xool association xamante ni ñoo doon teewal askan bi di jàmbatal askan bi am na ñoo xamante ni wax nañ seen xalaat ci lan ci yokkum courant bi ñii ànd nañ ci ñii ànduñu ci. bi gouvernement bi bëgg a yokk courant bi tegu ko fenn pour lu ñàkk yërmande boo xamante ni am nañ ko ci askan wi ndax gouvernement bi bu soxloo xaalis soxla ay milliards bëri na foo xamante ni gouvernement bi war na fa mën a jëlee xaalis. ensemble baa ngi nii ay milliards lañ ciy dépensé par année. conseil économique et social ay milliards lañ fay dépensé par année. HCCT palais de la république Macky Sall ak gouvernement am ak ay ministres conseillers loolu ay milliards yu dul jeex la. ambassadeurs yi ak consulats yi ak seen jabar yi salaire yi ñeeni fay yaakaar nañ ni Macky Sall bu soxlaa xaalis war na ko mën a jëlee foofu te bañ ko teg ci kaw ndoddu askan wi. dañuy def jàngat xool yokku courant bi Macky Sall décidé yokku courant bi te teguñu ko fenn fu lu ñàkk yërmande ci askan wi lan la ci askan wi xalaat. ci loolu dinañ ci déglu ki nga xamante ne mooy Mamar Ndaw bu Ascosen, maître Massokhna Kane bu SOS consommateur, dinañ ci déglu imam Ndiour bu Thiès, dinañ déglu tamit ki nga xamante ne mooy Macky Sall dige yi mu dige woon ci campagne bële passé lan la ci def ak lan la ci deful ak ndax Macky Sall li Sénégalais yi dund jamono yi moom ci boppam yëg na ko. jamono yële passé ki nga xamante ne moo fi nekkoon directeur bu Sénélec di Mamadou Makhtar Cissé waxoon na ni Sénélec jamono yi toll nii mi ngi dox bu baax Sénélec mi ngi def bénéfice ba ci 2020 buñ ci àggee Sénélec dina wàññi courant bi Sénélec sax mën na dem bay jaay courant réew yi nga xamante ni ñoo taxaloog Sénégal ba Sénégal yëpp amoon ci yaakaar def ci seen xel kon bu ñu demee ba tey jii 2020 des lu dul 1 mois ñuy wax ak yokk courant kooku yaakaar gu tas la. loolu mbetteel la ci bépp borom kër boo xamante ni yaa ngi góorgóorlu mbokk yi balaa ñoo commencé suñu vidéo ñu déglu Macky Sall 2012 lan la diggoon Sénégalais yi respecté na ko wala respecté wu ko def na ko wala defu ko. bu dimanche ñu voté changer Sénégal tabax gouvernement bu bees buy dox seen soxla buy wàññi njëgu dund gi buy toppatoo emploi xale yi buy jël alal ji delloo ko askan wi war nañoo xool njëgu carburant soo leen gisee nag Sénégal carburant bi chéré nii mu chéré état bi moo si teg taxe yu bare boo xoolee ne Mali gii seen carburant fii lay jógee def 1400 kilomètres soo demee ñu koy jaay 600 francs kon li ñu war a def mooy ñu wàññi doxalinu réew mi nguur gi ni muy doxee moo diis ak yàq bi. mbokk yi ñoo ko déggandoo ñëpp dégg nañ li Macky Sall wax monsieur le président lii de yaa ko fi waxoon bu dee li nga waxoon jëfe nga ko wala jëfewoo ko askan wi xam na ci dara léegi ñu déglu ki nga xamante ni mooy Mamar Ndaw ginnaaw moom nee na moom moo fi teewal askan wi ñu déglu xalaatam ci yokku courant bi. waaw mais xam nga liggéey bu nekk boo koy def booy défendre nit ñi nag leen défendre ci loo xam ne mooy li am solo li am solution benn situation moo fi nekk mooy Sénélec am na jafe-jafe li ko état bi ameel boo ko xoolee ak li ñu war a def pour ajuster 366 milliards la ci koo xam ne yow sa chiffre d'affaires 384 milliards la
donc daanaka c'est presque ce chiffre d'affaires yëpp mooy bor bi kooku doo dem fenn ñaari position moo am nga taxaw nga ne non d'accord ñu yokk bi état ne ok du ma yokk mais su état yokkul li ñu dal 2009 2010 2011 2012 ba nit ñi wàcc ci mbedd mi di marche naan ana courant loolu moo ñu nar a dal en 2016 prix baril bi dafa wàcc ba ay $35 ñu ne état wàññil état nekk ci di calculer di wàññi di xalaat naan est-ce que su ko wàññi affaire bi di yéegaat ñu insister ba état wàññi affaire bi état dafa wàññi en 2017 rek ñu toog ci tuuti rek affaire yi commencé yéegaat. tey ji buñ ne woon buñ delloo prix yi fa mu nekkoon ñu def ko courant amul lan moo gën courant am wala courant amul kon li nga xam ne c'est la position bii arrangé consommateur yi mooy courant ñëw benn. deuxièmement ñu delloo courant bi parce que ñun ñoo amoon def maanaam ñun ñoo demoon seeti état ne leen wàññi leen état wàññi bi nar ñoo indil ñàkk courant ñu ne na ko delloo fa mu jóge te booy seet ñi néew doole ñi plus de 600,000 personnes dañuy nekk ñoo xamante ne bi duñ am benn yokkute ci seeni facture te boo xoolee dara ñi ñaa ngi wax naan facture yokk na non facture yokkul de maanaam prix yi yu bees yi à partir du mois de décembre lay doon c'est extrêmement important nit ñi xam loolu décalage bi beneen bi tam da ngay dégg souvent ñun dañuy saisir li ñu wax ba woyofal bi dafa yokk da ngay jënd 10 000 am 100 et quelque jëndaat 10 000 am moins de 100 et quelque en fait soo jëndee 10 000 yu njëkk yi nga nekk en début de facturation première tranche lay nekk su nekkee première tranche nga dawal tuuti mu jeex nga jëndaat da ngay dem deuxième tranche soo demee deuxième tranche kon comme moo gën a cher première tranche li ngay am ci ay kilowatt heure mooy gën a faible li nga xam ne moom ngay am bu fekkee ne yaa ngi doog a jënd en début de mois donc foofu tam woyofal bi tam dañuy wax naan yokk am na mais yokk amagul mais boo xoolee 101 milliards et quelques moo manqué 101 milliards 374 000 francs je pense si su fekkee juumuma ci montant yi mais 101 milliards presque 102 milliards moo manqué mooy li nga xamante ne bi moom la Sénélec war a ajuster pour nekk dans une situation normale. man jàpp naa ne nit am na droit manifester mais dem di manifester ay pour dem ay palais yooyu pour man loolu provocation la. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo Momar Ndao ragalal yàlla Momar Ndao xoolal sa njaboot alalu àdduna jarul yenn yi nguuru Macky Sall gi day jeex. poste bi le président Macky Sall jox conseil technique du président de la république jarul yenn yi yaa ngi jaay sa ngor te war ngaa xalaat sa jaboot askan wi amoon nañ yaakaar ci yow waaye Momar Ndao tas nga yaakaaru askan wi sa Ascosen bii war nga changer tur bi tuddee ko APR Momar Ndao waxatoo ngir askan wi waxatoo ngir population bu Sénégal da ngay wax pour di garder sa poste bi nga nekk ñetti manifestation yi nga xamante ni waa mouvement ñoo lànk ñoo bañ organiser woon nañ ko Momar Ndao kenn gisu la yaa fa waroon a jiitu yaa fa waroon a njëkk mën nañu wax ni sax yow yaa ko waroon a organiser ginnaaw yow askan wi moo la yitteel ginnaaw yow yaa wax ni da ngay défendre consommateur yi jamono bi ñu toll nii jot na sénégalais bu nekk jël sa destin à main xam ne politiciens yi gëmuñu ñu seen bopp rek lañu gëm nañu déglu imam Ndiour bu Thiès mu wax ñu xalaatam ci courant bi. nit ñi dañ leen di war a teg lu ñu àttan courant masula woyof waaye bu jëlee seex nag day doy waar waaye gis nga réew lenn moo ko lal mooy jikko bu ñuy wax dëggu ak dëggu. dëgg ak dëggu dafa baax ci réew dafa baax ci ku yilif réew dafa baax ci ñi yilif waaye nooy mën a waxee ni 2020 Sénégal dina jaay courant yeneen réew yi 2020 dañuy wàññi courant ñu ñëw à quelques jours de 2020 ñu ne dañuy yokk courant waaw loolu ndax nit mën na ko dégg ba pare ne la muñal looy muñ ki la li lay muñoo nit la ko teg te bànneexu boppam la ko teg su loolu seen bànneexu bopp yooyu benn coono du am waaw 300 milliards de francs 80 millions ñaata famille la mën a dundal par at benn oto
V8 nga jënd ci ñaata kenn xamul 300 milliards nga dugal ko ci ay oto pour 2000 personnes moins que ça ba pare wëlbatiku ne yéen askan wi yéen du leen ay nit xoolal li ñu yàq fi fayaat leen ko loolu rek lay tekki. jërëjëf Imaam sa wax rafet na te sa wax dëggu na léegi ñu dem seeti maître Massokhna Kane moom mi jiite SOS consommateur lan mooy xalaatam ci yokk courant bi. affaire courant bi li ñu ci wax mooy yokk bi ñu yokk jaaduwul fenn amul dara lu ko justifier parce que président ñi ko dugal ci loolu vraiment rendre wuñ ko service parce que courant warul yokk Sénégal dafa war a woon wàññiku bu 2017 bii ñu defoon bu 10% boobu dañ ko waroon gën a wàññi ñun dañuy bind depuis 2014 que dafa war a wàññeeku au moins de 25% à 30% muy électricité muy essence. parce que bu fekkee ni dañu xool ci cours pétrole comme ni ñu waxee wax vérité des prix dañu ko war a wàññiwaat ñun loolu la ñu wax mais yokk bi ñu yokk amul fenn fu ñu ko wekk amul dara lu ko justifier lu dul dañuy bëgg a wut xaalis mais waruñu ko wutee ci askan wi. Sénélec bu amoon ay problème sax te ñun gëmuñu ni Sénélec am na ay problème parce que Sénélec non seulement am na quelques années wax nañ ni daf doon def ay bénéfices mais ensuite plan yeesal bi nga xam ne moom mooy plan Sénélec plan wu électricité Sénégal 2016 ba 2020 dafa waxoon ni bu ñu àggee 2020 danañu jaayee courant 60 francs wala 80 francs diggante 60 ba 80 loolu yàggul te ñoom ci seen biir plan boobu wax nañ ci ne courant Sénégal ci gën a cher ci àddina bi la bokk donc jaaduwul dañ ko war a wàññi li ñuy teg ci askan wi dafa metti te dañuy dugal président nit nag bu juumee dafay nangu di dafa juum man dama gëm ni président dañ ko juumloo ci hausse bii ñu def yokk bi ñu yokk nañu nangu ni dañu juum ñu wut xaalis feneen mais buñ ko wut ci kaw askan wi parce que askan wi sonn nañu courant dafa cher déjà de trop au Sénégal ñoom seen bopp ñoom ñoo ko wax. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo ñëpp dégg nañ li maître Massokhna Kane wax te xel nangu na ko Olof Njaay dafay wax ni mbéju kanam bu nekk borom moo koy fajal boppam jot na nag askan bi jóg métit yi ñu nguur yi di teg nañ koy bañ jafe-jafe yi ñuy teg nañ koy bañ te jot na nag population bi jàppale association consommateurs yi te bu ñu waxtaanee nag wax dëgg ca la mbokk yi Sénégalais yi xamuñu lan mooy njëriñu association consommateurs yi jot na nag Sénégalais yi dem adhéré wu jënd ay carte membre bokk ci association de consommateurs yi dina tax bu ëllëgee su leen nguur gi tegee lu ñu war a bañ bu association consommateurs yi joxe ordre ñëpp taxaw respecté ordre bi loolu dina may doole population bu Sénégal ndax ku ne xam na ni jamono toll nii population bu Sénégal jaaxle nañ sonn nañ mais xàccandoo wuñu dóorandoo wuñu ndax bu ñu xoolee manifestation yi nga xamante ne mooy am pour courant bi Sénégal yi ciy participer boo leen xoolee matuñu sax 1% ci Sénégalais yi nga xamante ni dañuy consommer courant mën nañ wax ni bu dee 2% rek ñoo génnoon ci Sénégalais yi ci ñuy consommer courant mën nañ ni kon Ndakaaru kenn du fa xaj ndax Sénégalais yi ñëppay consommer courant te yokku courant bi Sénégalais yi lay gën a laal surtout nag ñun baadoolo yi jot na nag Sénégalais yi gën a adhéré wu dugg ci biir association yi nga xamante ni ñooy défendre consommateurs yi di participer ci seeni débat ak seeni séminaire jënd seeni carte membre pour gën leen a dooleel ndax bu keregee dafay nekk xàccandoo dóorandoo mais boo xoolee association consommateurs yi nekk fii Sénégal ñi am seeni carte membre bariwuñu Sénégalais yi adhéré wuñ ci ndax xamuñu ko par rapport ak réewu tubaab yi boo fa demoon tey seeni association yi dañoo am doole ndax population bi dañ ciy adhéré wu di jënd ay carte membre di cotiser ba tax na bu ñu jëlee benn mot d'ordre lancé ko population bi yépp dañ ciy adhéré wu ba tax dafay def impact jaadu na nag ñu def ko fii ci Sénégal jaadu na ñu def ko fii ci Afrique ñun ñi nga xamante ni suñuy njiit yërëmuñu xalaatuñu askan wi lu leen neex lañuy teg ci askan wi xooluñu lu baax
xooluñu bon nu mu leen neexee dañ koy tege ci kaw askan wi rawatina nag ñun doomu Afrique jot nañu booloo aar suñu askan sàmm suñu askan métit bi ñu suñu gouvernement yi di teg ñu taxaw bañ ko ndax Olof Njaay dafay wax ni rongoñu baado la muy siim cere yi buur fii ci Sénégal de rongoñu baado la muy siim cere yi buur waaye Olof Njaay dafay wax ni loxoy kajoor dafay weesaloo waaye fii ci Sénégal de loxoy kajoor weesaloowul ndax gouvernement bi ñoo ngi ci kaw population bi ñoo ngi ci suuf lii nag moo nekkoon seen vidéo wu tey analyse d'actualité fii ci Albourakh TV di leen jox dig daje ci beneen vidéo fii ci Albourakh TV